ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yittewoo mën ngeen ñu jot ci 77 298 65 79 wala bokk ci 76 452 72 67 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. point de la rédaction sur Sunugal 24 mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di am kontaan ak mbir ci teewaat fii fas yéene jàngat actualité yi nga xam ne si ni dañ koy am ci bés bi maanaam lépp loo xam ne si ni nañu taxaw def ci seetlu ak jàngat rek bi daal di toog fii ci suñu plateau daal di koy def ci Sunugal 24 Moustapha Mbaye laa ci àndal Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di am mbégte rek di dellu si plateau bi ñuy waxtaanee actualité bi. ayca comme ni ñu ko waxee actualité tey bi nag daanaka li ko dominé mooy affaire Aliou Sall mooy Petro-Tim muy coowal pétrole li nga xamante ni doxoon nañ ci kii di rakku ci président de la République di Aliou Sall nekk tamit maire Guédiawaye moom nag mu doxoon ñu tuddoon ko ci coowal pétrole lu toll ci 6 000 milliards ñu ne moom daf ko luubal ba tax na juróon na coow lu bëri fii ci Sénégal ñi defoon boobu le reportage nag ñi ko defoon mooy BBC ñu génn woon boobu scandale ba juróon na fi coow lu bëri waaye nag doyen des juges ginnaaw mbir moom dossier bi mu tegoon ci loxoom doyen des juges d'instruction moom daal dina xamal ni que ni lëlmat na boobu dossier waaye gis ci sa dara mu mel ne nag sénégalais am nañu mbetteel bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo xew ci mbir moom Moustapha Mbaye naka nga gisee coowal pétrole bi nga xamante ni jot na fi am ndax tolli ko def yëpp ci àdduna bi ci Sénégal nit ñi di ci wax ñëpp di ci wax kenn ëppale wu ko tey ñu ñëw ñu ne dossier boobu da li ñuy wax noonu yëpp dara amu ci nan nga ko ban jàngat nga ci am. waaw xam nga biñ ko dooree ñu fàttali ne BBC defe naa 3 juin la woon année bi ñu génn affaire bi def na at déjà donc biñ ko dooree ba léegi boo amee seetlu di nga xam ne bañ dooree mbir mi ak yoon wu ñu jël ñu bëri dañoo taxawoon di ay juristes ne yoon wii ñu jël du mujj fenn ñu fàttaliku ñu mel ni ñoom Assane Dioma Ndiaye ñu bëri dañoo sceptiquoon xam ne yoon bii ñu jël buñ bëggoon dëgg feeñ duñ jaare yoon bi mooy ban yoon lañ jël dañoo gis procureur def benn point de presse bi mu ko defee ñëpp ñëw ñu fees ñëpp di ko fàttaliku mu ne képp koo xam ne xam nga ci dara dañ lay woo nga wax ci li nga ci xam dinañ def appel à témoin ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi wër di wax nag jox nañ leen kàddu gu ñu wax nañu wax li ñu xam après démarche bi jaaxaloon ñu bëri parce que dañoo jàpp ne bu fekkente ne accusation dafa am ku ñu joxoñ tuuma yoon kat moo war a def ay recherche am gëstu ndax lii am na bu amee ñu chargé personne bi topp ko traduire ko justice mbir mi daal di ubbeeku ñu topp ko mais loolu lépp amul bu fekkente ne ki nga xam ne dañ koy tuumaal toppewuñu ko dara dañ koy yemale moom ak ñeneen ñiy tuuma Aliou Sall la lañ ko dégloo comme témoin lañ ko dégloo comme ñeneen ñëpp li ñu doon déglu ni ñu doon dégloo Babacar Mbaye Ngaraaf ni ñu doon dégloo keneen ak keneen noonu lañ ko dégloo donc ce qui veut dire que mbir mi bi ñu démarré rek li ñu xamoon ne lii fa muy jëm wax dëgg yàlla moom benn écran de fumée bu ñu tegoon la rek boo xamante ne nag il fallait que nag ñu yëkkati mbir mi teg ko ci table parce que à l'époque tamit coow li dafa bëri woon il fallait que ñoom ñu def noo xamante ne suñ ko defee amaana dinañ mën a fay coow loolee et je pense que solution boobu la ñu gisoon mooy lan dem ci yoon bi nag forme bi ni ma ko waxee léegi rek noonu la demee mbir la boo xamante ne ñi amoon xam-xam xamoon nañ ne du mujjee fenn parce que mbir comme niñ koy waxee rek ñi xam yoon dañ koy wax ne souvent procureur bi bu fekkonte ne dafa am ku mu visé ba muy ndorteel soit mu visé X wala mu visé une personne dénommée mu ne par exemple je vise telle personne nañ def ay mbir ci ay yoonam nañ luñ bët ci moom. wala X mais visé wul kenn dafa mel ne mbir mi daal dañoo sànni woon noonu rek kenn xamul woon kan leen doon topp. voilà loolu moo tax ñi xam droit ñëpp dañuy wax ne mbir mi bettu leen amul lenn lu leen ci bett fekkonte dañoo jóg nag ne dañuy def ay enquête ci Aliou Sall topp ko seet ko luñ bët ko juge d'instruction bi wax waa section de recherche wala ñeen ñu enquêtal ko su boobaa nag nañ xam ne suñu enquêté bu mu jeex ñu xam ne gisuñ dara si moom su boobaa nañ xam ne kat mbir mi fii la mujjee mais loo xamante ñëpp dañ leen teg sur un même pied di leen déglu comme témoin nii rek la mënoon jeexee. mais kii di procureur war na mën a renvoyer waat beneen réquisitoire. waaw am na ñu wax loolu wala mu classé dossier bi. nee na ñaari côté. wala non lieu mu def non lieu voilà. am na ñu wax loolu mais bon finalement mais xam nga boo jëlee yoon boo xam ne da lay leer ne impasse la fi ngay jëm nii leer nañ ne du yoon boobu du foofu xam nga ki nga xam ne tey tamit liñ naan ku bëgg am ndox bàyyi fi géej bi di dem àll ba ndox taxulaa jóg foofu la affaire bi nekk
bu fekkente ne ñëpp dañoo joxoon ne mbir mi fii la nekk ñëpp yaakaar nañ njort ni fii la nekk bon évidemment dañuy respecter présomption d'innocence bi nga xamante ne ñi nga xam ne moom la ñu tuumaal moom lañ am mais yaakaar nañ ne bu fekkonte ne tey jii dafa ñëw mu viser Aliou Sall wala mu viser X là au moins su ko dénkee waa section de recherche ñu luñ bët yaakaar nañ ne mën na jur dara mais su teggee procédure boobu def appel à témoin jaaree ko foofu bon lii la mën a jur instruction muy enquête bi nga xamante war nañ ko mën def ci affaire bi est-ce que def nañ ko ci est-ce que seet nañ leen bët nañ bu baax a baax est-ce que loolu am na déjà. mooy li ma la expliquer rek. problème de procédure instruction bi ñuy wax enquête bi ñuy wax est-ce que am na vraiment. parce que ay appel à témoin rek moom la ñu gis ne moom moo jot am ci. mooy li ma la expliquer léegi nii rek bu fekkonte ne yoon boobu lañ ko jaaree. ñi nga xam ne dañ leen tuumaal wala ñi nga xam ne ñoom lañ joxoñ te procureur ne nañ def ay enquêtes ci ñii. xam nga kaaw Khalifa Sall IGE noonu la demee bi mu demee seet ba gis après dafa jël mbir mi ne caisse d'avance bi ni ñu koy joxee nii ak nii war nañ ko xoolaat procureur jël mbir mi daal di ubbi enquête information judiciaire ñu topp ko ba teg ko loxo waaw xam ne personne bi Khalifa Sall lañ visé moom lañ topp mën lañ teg loxo mais fii du cas boobu parce que fii toppuñu nit personne dénommée toppuñu X dañoo taxaw rek def benn appel à témoin ñëpp ñëw ñu xool ba xam ndax am na faay wala amul faay ku nekk nga déglu ko maintenant nag su ko dégloo pare mu xool am na ay information yu ko war ndax mérité na mu am ku mu topp ndax mérité na amul ku mu topp léegi nag ci information yi nag mu gis ne amul ku mu ci war a mën a topp donc moom lañ doon wax léegi moom la journal Les Échos bi di wax ne gisul kenn koo xamante le procureur ou bien ñi ko enquêté gisuñu dara loo xamante ne war nañ ci mën a teg baaraamu tuuma. Scandale bu toll nii on parle de 6 000 milliards ci réew mu mel ne Sénégal boo xam ne si nii daanaka amul doole réew de un pays pauvre la daanaka dooleem bariwul économiquement mu nekk mbir moo xam ne si nii mbir mu bëri coow la ni ma ko waxee ci ndorte bi est-ce que tamit coow mbir mi ni mu toll nii la waroon a doxee justice bi nii la waroon a doxee tànk bi la waroon a taxee wala est-ce que taxawaay bi la waroon a am ci li nga xamante mooy mbir moomu ñu tuddee Aliou Sall. mais gis nga biñ ko sumbee lañ ne mbirum pétrole bii nii même bu feeñul ci nguuru Macky Sall beneen nguur ñëwaat dina am nguur bu ñëw feeñal ko parce que bu ñu fàtte ne état continuité la. mën nga fi bàyyi benn dossier keneen ñëw ëlbati dossier bi teg ko ci kaw table vérifier ko te su boobaa mën na ci génnee loo xam sax ñii dañ ko doon nëbb parce que coowal pétrole bi li muy réy heure bi daaw mbambali fooroon na trop ba Aliou Sall mujjee démissionné fële ca CDC bi mu nekkoon parce que boobu coow li bëri woon na ñu ngi fàttaliku ndiiraan bi amoon fële ca mairie bu Guédiawaye ak El Hadj Kassé mi nga xamante ni ñàkk na ci poste présidence am parce que bi mu ne tamit Aliou Sall bi mu ne recevoirul dara ci timis kee dem na recevoir na 146 millions yoo xam ne timis da ko jëlee wax ko ci TV5 coow li na waaj toppooy si dëkk bi ba mu mujjee si ñàkk postam donc ce qui veut dire que ñaari dégâts yoo lañ ci constaté mooy kii jóge na CDC bi mu nekkoon kii ñàkk na ci poste communication parce que benn erreur la def ci communication wala loo xam ne wax na ko te war ko woon a wax donc loolu lépp dañ ciy jàngat rek ne ba tey suñu justice doole gi mu waroon a am ci mbir mi ak ndëgër laay gi mu waroon am taxawaay bi mu waroon des na parce que bu amoon yaakaar nañ ne millions yu mel noonu ak looxóor yi ñu ñemmee ko ci mbir mi depuis bi nga xamante ne dañ ne bi IGE defee seen enquête en 2012 xam ne Petro-Tim bii nii amul ndëgër laayu amul doole pour mu exploiter suñu pétrole bi amul doole mu def recherche yi sax la ñuy wax permis de recherche waru koo am ba mu ne nañ ko retireel Petro-Tim boobu di wëy di soox ba def ay yoo xamante ne ay njombe la ci biir réew mi kon yaakaar naa ne procédure bi depuis le début la depuis ñoom Karim Wade bañ koy signé ba fi ñu toll nii tey ji parce que ñoom dañu wax ni Abdoulaye Wade moom moo signé yëf yi ba ñu ñëwee xool nañ ko baaxul ñoom tamit war nañu mën a dindi loolu nga xam ne si ni Abdoulaye defoon na ko fi parce que ni nga ko waxee état continué bu ñëwee xool ne contrat yi baaxul rek war nañ mën a renégocier waat contrat yi ñu indi yeneen contrat yu bees soit ñu dàq ki ñu koy waxee Petro-Tim indi keneen koo xam ne si ni tey mën na exploiter li nga xamante mooy pétrole bi waaw xam nga bi tuloo ñu bëri loolu la ñu wax ñu bëri loolu la ñu wax dañ ne waru woon sax yegg fii waaw bi IGE defee seen enquête rek ba xam le ne ñii waruñoo jëfee lii waruñoo liggéey ci lii rek la mbir mi waroon yem foofu Petro-Tim waru woon am sax ndigal suñu pétrole beeg yooyu parce que bu ñu fàttalikoo tuuti Tullow ay moom moo se sentir lésé Tullow ay bu mu gisee ne bi ñu joxee mbir mi Petro-Tim mu ne mbir mi du yoon loolu moo tax IGE dugal ci loxoom IGE bi ñu ci dugalee recherche nag ba recherche loo xamante ne nit ñi gisuñu ko woon ñu gis ne xam ne ñi kat expérience bi ci war ak li ci war yëpp ñoom amuñu ko parce que ñoom genre courtage dañuy def jox kii jox kee mais finalement lépp luñ ci gis rek lañ waxoon dañ koo teg fële bàyyi ko muy wéy di continuer et moo jur li yëpp ñuy am tey ci ginnaaw li nga xamante ni juge d'instruction wax na ko ci dossier bi mën na jàpp ne Aliou Sall léegi set na wecc non set na wecc dafay teel ñu wax ko d'après li mu wax moom des na gisul dara
non de toute façon moom kenn topp ko woon. kenn topp ko woon donc balaa ñoo seet. amelatul kenn 400000 li mooy amelatul kenn 400000 mën nañu jàpp loolu. non mais loolu nit ñi ñoo ko doon wax. di ko tooñee c'est une façon de parler. waaw xam naa loolu. parce que dire que ni moom toppee duñ ko dara. waaw parce que coow li metti woon na trop. donc buñ demee nii tamit mën nañ ne à moitié setal na ko mën nañ ne setal na ko. parce que bu fekkente ni li ko taxoon a jukki mbiru pétrole bi la gisul dara mais setal na ko ci ban côté ak ban angle ak ñan la ko setalee. am na ñoo xam ne ba léegi dañoo toog fi ñu toogoon la ñu toog. parce que dañuy jàpp ne li taxoon jóg enquête bi dëgg-dëgg du lii enquête bi li fi ñu ko doon xaaree du fii. donc dañ doon xaar mbir mi am ba ñu teg loo xamante ne quelque chose de palpable si loxoy nit ñi. mais su fekkente ne démarche bi ñu jël wax nañ ko si début jàllu ñu koy rappelé waat démarche bi ñu jël ba nit ñi yegsee fii loolu lépp ñëpp xam nañ ne benn. te diggante bi sax doo ci dégg sax ñu soulever waat affaire bi ne fii la toll pendant 1 an. non mais parce que yoon bi ñu jël la. yoon bi ñu jël la xam nga yoon bi ñu jël mooy yoon boo xamante ne du woon yoon bi wane yoon bi. du woon yoon bi wane xam nga mbir dana am sax nekk en justice léegi-léegi mu am ay rebondissement ñu génne lu bees am na lu bees mais loolu amul ci li nga xamante moom mooy dossier Aliou Sall bi dañu xëy suba rek nañu seet na wecc amul daal mi ngi noonu bon les échos moo ko wax peut-être xam naa dina am sorte yoo xam ne c'est plus officiel comme ça ñu gën a xam réellement affaire yi fan lay mujjee après ndax dañ koy jaare fi mu doon benn non-lieu wala dafa am yeneen voies yoo xam ne dañ koy utiliser parce que yoon tamit yaatu na. comme ni nga ko waxee Moustapha mbir moomu nekk na mbir moo xam ne si ni mbir mu doy waar parce que 6 000 milliards moom wax dëgg yàlla nekk na somme boo xam ne si ni alal ju tàkku la yoo xam ne liñ ci waroon a mën a defar fii ci Sénégal bari na trop lim fi mën a taxawal ci wàllu économie wala développement ci ay construction lépp loo xam ne si ni daal dafay indi développement ci réew 6 000 milliards wax dëgg yàlla. bëri na trop ma fàttali ko nag scandale boobu def na at ñi ko defoon boobu les reportages bokk muy télévision bii di BBC ñoom ñoo defoon loolu ba mu juróon coow lu bëri Moustapha dañuy daal di dox ci wàllu Covid bi Covid bi parce que bii gi mi ngi may bëggoon naa ñu test ci Aliou Sall bi tuuti waaye bii gi mi ngi may def signe que ni temps bi dafa li ñu cëraloon ci temps bi bariwul donc ñu daal di wax ci wàllu Covid bi ñu gis ay malades yoo xam ne si jamono ji dañuy daw dañuy fa ay malades yi di hôpital yi di daw fii ci mel ne Touba am na fa ñoo xam ne si nii koo xam ne si nii sax daanaka ci hôpital ba jóge daw mu nekk mbir mu doy waar de waaw mi mbir mu doy waar parce que bi ma jàngee si ce matin def naa benn quotidien ñi xam ne am na koo xam ne bi dafa daw biñ ko jotee woo ko mu ne waa dafa daw mais ñëwul ñu woo ko mu ne ñëwul donc xam nga dafay mbir mu yéeme waaw dafay mbir mu yéeme boo xam ne pour man état boobu dépassé nañ ko parce que actuellement nii kat kuñ jàpp ba yóbbulu hôpital xam nga ne kat jàngoro jàng si yow du ay caaxaan mooy tax ñuy jël ñi di ko yóbbu hôpital kon mbir moom dafay firndeel encore une fois ba tey communication bi ñu ci waroon def des na ñi waroon comprendre uñu parce que tamit bu ñu fàtte ne Sénégal ñi ëpp ci askan wi seen jàng tax koo demee noonu waroon nañu gën a wàccee communication waxtaan ak ñoom su ko defee ñu gën a comprendre jàngoro ji mën na la dal doo am symptôme mën nañ la teg benn bërëb ñi ngi gis benn vidéo boo xam ne def na mi ngi léegi tasaaroo na ci dëkk bi mu ne ba léegi suñu kenn ku ñu tàntal ñu ne coronavirus moo ko rey waaw kooku ndax boo ko waxoon ne que coronavirus ku mu rey kenn du ko tàntal dina xam ne kon ku dee si coronavirus kenn du ko tàntal parce que rassemblement yi la ñuy tere donc pour man am na côté yoo xam ne yu bëri waroon nañu fee mën a informer nit ñi waroon nañoo gën a mën a wàccee communication su ko defee genre yooyu nga xamante ne tey jii kooku soo ko daboon ne que da ngaa corona mu ne la corona wu ma donc genre yooyu lay indi rek pour man waroon nañu gën a mën a xoolaat daal mbir mi bien vrai que nag ñëpp mënoo leen gëmloo ça c'est vrai parce que sénégalais moom moo mel noonu. non yàggul surtout ñi nga xamante ne seen symptôme kiiwul ça dépend ci ni mu ki mu daal loolu aussi il faut ñu communiquer ci bu baax a baax que traitement bi am na ñoo xam ne si ni pour ñoom jàpp nañ ni am nañu amoon Covid ba mu commencé ba léegi ñu ngi hôpital toog am na ñoo xam ne si loolu la ñuy jàpp dañuy jàpp ne affaire dafa yàgg bala ngay wér dafa yàgg te traitement bi 13 jours demee noonu ça dépend tamit si kii mi daal ak ni mu koy li muy fekk ci yaramam parce que virus mën na dugg ci yaramu nit ki mu gën a gaaw wér que keneen koo xam ne ñoo choppeendoo virus bi tout dépend ci ndax système immunitaire nit ki yan jàngoro la fa fekk ak nu mel xam nga bu ñëwee fekk fa benn jàngoro ak moom la dafa dugg fekk fa jàngoro duñ mën a bokk durée bi ñuy def hôpital duñu bokk wax nga dëgg mais en tout cas war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ci mbir yooyu di am ñu gën a waxaat ci communication bi côté communication bi gën ci góorgóorlu nit ñi gën a xam parce que ni nga ko waxee am na ñoo xam ne si ni comprendre affaire bi bien vrai que xaw na fi yàgg léegi mu def na fi 4 mois mu def 4 mois mais ba léegi ñoom fa ñu nekkul la ñu nekk ci jàngoro ji xamuñ ci dara te jéemuñ ci xam dara parce que tamit niveau bi ñuy wax ak ñoom
peut-être que seen niveau moo fa yegg comme ni mu ko waxee voilà tey jii nag ci talaata ji li ñu am ci ay résultats de Covid 19 764 tests la ñu réalisé mais 45 cas ñoo ci positif Moustapha dafa mel ne gars yi wàññi nañ de. waaw gars yi dañoo wàññi test bi nag waaw gars yi wàññi nañ test yu baax nag 45 wàññi nañ de 45. waaw man moom foofu taux bi 5,85. man moom foofu dama leen fay fekk se wax dëgg yàlla stratégie bu bees bi ñu adopté ñu dama leen fay fekk se parce que jàngoro ji fi ñu toll nii tas na tas goo xam ne ci dëkk bi billaahi boo fi aventure di fi def yenn test yu màgg yi di nga fi am nombre de cas yoo xam ne doo xam noonu def ba pare nit ñi jaare fa ragal Sénégal te tamit loolu boo xoolee ñu bëri ñu ngi koy def parce que dëkk yëpp tendance fi ñu toll nii elle est baissière dëkk yu bëri mi ngi wàcc donc mënoo gis dëkk yi di wàcc bien vrai que feebar baa ngi fa bon mënul jékki-jékki du tic au tac rek feebar bi dem c'est pas possible mais dëkk yi loolu lañ comprendre problème mu chiffre amoon na fi Brésil ak problème décès nombre de décès yu ñuy compter ñu génn ay chiffres ñu weddale ne non ñii deewul ñu bële ba finalement après ñu bañ ne duñu communiquer ci nombre de décès après ñu indi fi ay rectification donc ce qui veut dire que côté chiffre pour man bataille la boo xamante ne il fallait que tamit ñu xoolaat ko parce que boo fi hasardé woo di fi tester ay 2000 personnes ak 3000 personnes tu te retrouves avec 400 cas wala 500 cas par jour doo xam noo leen di def doo leen mën a traiter or am na ñoo xamante ne on a une population jeune kooku c'est une chance bu yàlla defal Afrique ñu bëri am nañ jàngoro ji ba wér te yëguñ ko mais boo ko testé ber ko mu yàq activité bi yàqalu nga teg ko ci benn bërëb problème la malheureusement noonu lañ doon démarrer ci début bi mais lii bu ñu ko defoon doorteel ko mën nañoo musal ci parce que yaakaar naa ne Sénégal xër bi ñu ci doon def rek moo waral ñu am benn nombre de cas boo xam ne mu jiital ñu trop parce que dañu bëgg a taxaw ne def nañ temps de test affaire yooyu noonu man li ma gën a yaakaar sax mooy test yi nañ gën a wàccaat dinañ gën a wàccaat parce que te suba la ñuy tijji li nga xam ne mooy frontière aérienne yi suba donc le 15 lañ ko tijji donc suba la 10 cas communautaires la ñu am tey donc ak 2 cas importés am nañ ko foofu ci AIBD 33 contacts suivis la 66 guéris 66 ñoom ñoo ci wér ak 36 yoo xam ne si nii ay cas grave la ñu ngi ci Sowétas cas grave yi tamit ñoom ña nga fam newoon mais nag test yi nii li ñuy am nii boo moytuwul est-ce que duñu xëy suba un jour tey amuñu dese ma fàttali ko amuñu dese est-ce que duñu xëy suba rek ñu ne ñi tey amuñu dara non loolu mënul nekk mën na nekk non tey 45 lañu am waaw loolu mënul nekk mais xam nga bu ñu testé 766 te ñu am ci 45 waaw mais même bu dee amul tamit am na ñoo xam ne am nga cas communautaire te cas communautaire am na ñu wàll certainement donc loolu moo tax souvent rek chaîne bi yaakaaruma mu daggee noonu mu gaawee noonu. man yaakaaruma ko li ma gis nii ñu ngi koy jeexal de. yaakaaruma ko de. te dañuy wàcc ñi ngi gën di wàcc nii rek di wàcc rek bu yàggee ñu ba dem ay 2 ak ay 3 yooyu. waaw loolu la ñuy ñaan yàlla mu yegg fa. waaw mu nekk loo xam ne lu am la nag. page bi bañ ñu koo gëmloo nañu jeex na affaire yooyu alors que affaire mi ngi ci. non je ne pense pas que mu doon loolu parce que ñoom amuñu ci intérêt. amuñu jàngoro ji nekk fi ñu nekk fi amuñu ci intérêt sinon kon day wéy di rey nit ñi rek. dafa doy waar parce que dañoo sonn gars yi dañoo commencé di sonn de autorités yi sonn nañ ñun sonn nañ. c'est sûr daanaka doy na waar daal doy na waar. aywa Moustapha looy tàggatoo li ñu cër lañ ci wax daanaka léegi mu jeex. waaw li may tàggatoo wee rek mooy encore une fois du ma jóg rek di ñaax nit ñi ci coronavirus bi. ñu def ay effort ku nekk rek parce que ñu bëri jàpp nañ ne fi ñu toll nii moom mooy loolu jàngoro ji amatu fi doole mais nañuy moytu rek comme moytu la ñu digtal nañuy gën di moytu rek su ko defee ñu ànd xeex ko yàlla gaaw jëlee ko fi. le point de la rédaction la woon mbokki internet yi ñu leen amoon na mbégte trop doon leen ko digtal gis ngeen li ñu fi wax ci ay actualité mu nekk loo xam ne si nii leeral rek moo ñu taxoon a jóg suñu yéene yëpp. vraiment pour mu leer la woon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di jaajëfal Biggi mi nga xamante ni moom moo nekkoon ci réalisation bi ak technique bi daanaka benn nit ñetti caméra loolu laa koy tooñe waaye aussi di jaajëfal bu baax ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew di seetaan Sunugal 24 ba suba incha allah ak yeneen actualité jaa ngeen jëf. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wér-gu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yittewoo mën ngeen ñu jot ci 77 298 65 79 wala boog ci 76 452 72 67 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax